Midi Culture. ñeent fukk ak ñetti kilogramme yi cocaïne di sinébar lañ jàppewaat ca port bu Ndakaaru Belgique lañ bàyyee ko woon bëggoon a wutali réewum Gambie douane Sénégal daal leen di dogale G7 di syndicat ñenn ci syndicat jàngalekat yi wéy di amal waxtaan ak ministre fonction publique démb lañ ko door waaye dara tukkeewu fa Abdou Elinkine Diatta mi nu boomoon kon dibéer bi ñu weesu ak njabootam wax nan ba noppi di artu nguur gi fi nekk pollution plastique wéy di am ci capitalu Sénégal bi naam ne kon ñi lee di waa nguur gi tegoon nañ ci ay pexe ngir jëlee ko fi reportage bi tey dembeek dikk bi la ñuy waxtaane rawatina ñuy bàyyeekoo ca banlieue ba ngir utal ci biir Ndakaaru ak coono yi ni jànkonteel li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi ñu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon rubrique bi ñu duppee yoonu gàmmu gi festival Métisson bu Saint-Louis bi tàmbali kon ëllëg ci alxames ji musée de la femme bi nu taxawaloon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin atum 1994 itam dinañ ko waxtaane ci biile jotaayu xibaar nataal bi gan gi ak li yëglekaay xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoog Ajaratu Dior Mbodj ñu am mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. fay naa la Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu mboolem ku ñuy bàyyi xel ci 99.4. mi ngi noonu kon na leen ko waxee ca bopp rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi di sinébar su bëri si nu jàppewaat ca port bu Ndakaaru. ñeent fukk ak ñetti kilogramme cocaïne la loole nag douane bu Sénégal moo ko teg yoxoo démb ci talaata ji daanaka bi timis di jot ci lañ ko daal di jàpp boobu lekk cocaïne nag nee na ñu ma nga jóge woon réewum Belgique jëm fa nga xam ni moo di réewum Gambie dañ ciy déglu Papa Madiakhate Sarr. mu mel ne jamono yi porum Ndakaaru ñi yëngatu ci wàllum drogue bëgg nañu ko loolu démb douanuk Sénégal tegaat loxo cocaïne bu baree bari ñeent fukk ak ñetti kilogramme xeetu drogue boobee la ñu fekk ci ab oto marque Kia Sorento ca Dakar terminal bi ñuy woowee it parc Maguey googule oto drogue ba ca nekk ñu xayma ko ci 7 milliards ci francs CFA mu ngi bàyyeekoo ca Anvers ci réewum Belgique doon jubali ci réewum Gambie bu nu sukkandikoo ci communiqué bu waa douane bii nag mooy beneen yoon boo xam ne ca port bu Ndakaaru teg nañu fa loxo lii di cocaïne ci lu matul sax ñeenti weer ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin gi ñu weesu soldat yu koom-koom yi tegoon loxo ci junni ak fanweer ak juróom-benn kilogramme xeetu drogue boobee donte ne nag ubbi nañu ak enquête ngir teg loxo ci sambabo yi nga xam ne ñoom la seen loxo takkee ci tegug loxo drogue bu mujj bi lënt mu ngay wëy di nekk ci bopp askan wu bëri jëm ci enquête yooye yépp ñuy ubbi fu muy mujj li ko gën a waral mooy ginnaaw coow lu bëri li jukk ci tegug loxo drogue bi ci weeru juin atum 2019 bii weesu ñëpp ñi doon liggéeyee ci bateau Grande Nigeria bu compagnie Grimaldi bi nga xam ne ci la drogue bi nekkoon muy benn couple allemand ak ñaari doomu Italie dañ leen a mayoon bàyyik ndëgëndiku waaye teg leen ci contrôle judiciaire boobaak léegi pataaral la ñu nemmeeku ci mbir moomule kii di Ibrahima Thiam ñu gën ko xamee ci suru tubéy ñu ne li waral coow lu yëpp moom la ba taxoon sax mu yóbbu boppam ci kanamu yoon ngir ñu teg ko loxo boobaak léegi ay mbiram kenn déggu ci dara la ca rawati mooy ba député Moustapha Cissé Lo yëkkatee ay kàddu di sàkku ci procureur mu woolu ko ngir mu jox ko turu kilifa yi nekk ci réew mi nga xam ne seen loxo dafa taqee ci wàllum trafic drogue boobaak léegi furaas daal di xëddeen laataa nag ñuy am ay leeral ci yooyu li lënt yu bari li leer ba leer mooy ñiy yëngatu ci wàllum trafic drogue benn yoon wi jël nañu ko jamono yi maanaam nëbb cocaïne bi ci ay plaquettes làqu ko ci ay oto yu bakkane loolu waaye mu mel ne yooyu la pexe jamono yi douanier yi nekk ca port Ndakaaru ñoo nga cay bàyyi xel bu baax. jaajëf Papa Madiakhate Sarr ñu wéyal wax ci wàllum njàng ak njàngale ak kon G7 mi doon amal ndaje ak ministre fonction publique. muy kuréel gi ëmb ay syndicat jàngalekat yu takku lool ñoom ñi leen ak ñoom ministre fonction publique démb gisee nañu ngir xool naka la nu mën a def ba année bi nekk lu mucc ayib waaye seen waxtaan woowee daanaka dara rek juddoowu ca moo tax daal ñu jàpp ni kon ministre boobee moom daf leen rek bëgg a tëgg wëndeel te ñoom duñu ko nangu Ndeye Mati Dieng lañu ciy àndal. G7 di kuréel bi ëmb ay syndicat jàngalekat door waxtaan ak jëwriñ ju ñu dénk wàllum fonction publique ni ki démb ngir nag na si pexe ci naka la ñu mën a joyantee njàng mi ak njàngale mi fii ci Sénégal waaye nag daje boobee ci pëcc xoola mujjee Sawru Sène kontaanuñ ci pour dire vrai comme niñ ko amee ak finance comme niñ ko amee ak ministère de l'habitat li ñu gis nag mooy dañ sentir ni ministère de la fonction publique bi parewul pour wax exactement ci protocole d'accord bi ñu xaatim lan lañ ci def lan lañ di nekk ci def ak lan nañu defagul. secrétaire
secrétaire général bu SAEMS bi di sàkku ci nguur gi ngir mu wax ci Ali Kalaj gi. ñun ñëpp xam nañ lenteur administrative yi naka la sonnale jàngalekat yi kon comme loolu am nañu tey occasion rencontrer Ndeye Mbilli ji mais il faut mu wax ñu exactement où se situent les difficultés comme ñoom nag ils sont pas prêts à nous le dire ñu ne leen loolu réunion boo xam ne dañuy def semblant di liggéey te liggéeyuñu boobu duñ ko nangu. waxtaan bi jàngalekat ak nguur gi tàmbali woon nag niki démb tey la ñu koy wéyal fileeg ay waxtu dinañu xam ana fan la wàllent mujjee ki gëtam. jaajëf Ndeye Mati Dieng ñu wax ci leneen rawatina ki nga xam si moo di Elinkine Diatta te ñu boomoon ko niki dibeer bi ñu weesu. moo tax sax ki nga xam ni frère la ci moom di Aba Diatta daal dina rek génn ca tekkaaral moom ñaawlu na daal xibaar yi nga xam ni waroon nañ leen koo jox ñu mën a gindiku ci anam ba nga xam ni moom la ñuy toppee faat googe waaye ba saa si tembe amuñ ca benn xibaar dañuy teewlu ay kàddoom moom Aba Diatta. je pense que loolu duñu ñoo koy wax am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a wax mooy ñu war a def enquête yi ñun pour le moment ci affaire enquête xamuñu ci dara mais lu ñuy laaj mooy ñi war a def enquête yi ñu war a def seen enquête bi nu mu waree pour ñu mën a xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw lépp loolu am ci bés boobu mulom du famille bi mooy ne diw ak diw la pense am na ay autorités ñoo xam ne ñoom ñoo war a def enquête bi famille bi dafa bëgg a xam ñoom xam nañu dañu war a def enquête donc ñu def seen enquête famille bi dafa laaj ba ñu def autopsie ci corps yoo xam ne ñoom ñoo faatoon ci événement bi amoon mulom parce que xam nañu état bi mën na ko def te war na ko def musuma ko yëg musuñu ko yëg ci ay menaces yi mu war a jot mu yoo xam ne musoon na ko jot kilifa yi ñu ngi leen di ñaan fu mu nekk nii ñu defal ñu suñu autopsie corps yi pour ñu mën a jot ci corps yi pour ñu dem leen mën a suuli ñun fii présentement ñi nekk Ziguinchor ñoo xam ne fekkewuñu affaire bi ni mu demee kenn entendre ñu parce que fekkewuñu ko. mu nekkoon Aba Diatta nekk rakk ci Abdou Elinkine Diatta ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. ñu wax kon ci pollution plastique bi nekk fii nii ci capitalu Sénégal di Ndakaaru mu mel ni dañoo waxoon ni day jeex waaye ba léegi mi ngi ci biir dëkk bi. xuus lañu def ci dëkk bi ñoom plastique yooyee moo xam ay mbuus wala kaasi kafe yu ni mel donte ni sax amaloon nañu ay campagne ngir fexe ba ñaax rek askan bi ci jëye ji mu mën a indi waaye tey la wàllu gën a ay sachet plastique yooyee foo tourné rek taseeg moom ci mbedd mi may mun a jëy. pour ay saafara pour pollution bi lu baax la waaye nag moytu takkal dëkk bi moo ko gën fuuf ci noonu askan bi ñoo ngi kaas mbalit bu bari bi nekk ci biir Ndakaaru. sachet plastique loolu yaakaar naa ne pays yu bari éradiqué nañ ko léegi sachet plastique boo demee ci dëkk yu bari amatu fa mais tey Dakar tey foo tourné da ngay gis ay sachet en plastique yoo xam dañ koy sànni ci mbedd bi da ngay gis ku yor sa casse à jeter naan ba pare sànni nga gis ku yor sa mbuus boo ci utilisé ba pare sànni ci mbedd bi te mbuus yooyu noonu mën a dund ci suuf si pendant des années te loolu noonu yëpp day andi pollution. Dakar dafa nekk benn ville boo xam ne dafa xat population bi am Dakar ak superficie bi boo koy xool c'est pas adéquat loolu aussi day bokk ci pollution bi. am na ñu digle sax ay saafara ci mbir moomu le te dindi mbuusu plastique yi bokk na ci saafara yooyu. li ma ci xalaat mooy ñu remplacer woon ko par des sacs en carton comme liñ ko gisee ci yenn dëkk yi lu ci mel ne Afrique du Sud utiliser tuñ sac en plastique yooyu noonu mais sac en carton lañ ko remplacer. ginnaaw bi gouvernement bi teree mbuusu plastique yi en 2015 Ndakaaru tey la gën a bokk ci dëkk yi gën a polluer ci àdduna bi te OMS di ñu xamal ni sax Ndakaaru mi ngi ci ñaareelu place bi. may mun a jee yegsi nañu kon ci reportage bi tey nag ñu jagleele ko wàllum dem bekk dikk bi. foofee ca banlieue ba nag jafe-jafe rek la ñuy jànkoonte rawatina ña fay jógee xëy si fii ci biir Ndakaar lu ne la ñuy daj ngir mën a rek daal di àgg ca barabu liggéeyukaay yi Awa Seen. jóge banlieue dem ville doon du jafe si ñi fa dëkkee pour nga am oto te doo sonn foog nga teel a yeewu. boo yeewoo sa kër moom pour nga am oto du xaw a jafe noonu mais fekkee da nga yeewoo ay 8 heures nii bëgg a génn tali bi moom day xat trop sax ba pare tamit xam nga rek xale góor yi moom duñ maye dara waaw dañ koy njëkkanteeg jigéen ñi ba mu jeex léegi daal moom nañ dimbali nit ñi moom si oto yi si yoon bi moom xaw naa xat trop sax 5 heures moom moo tane au moins nga teel a xëy teel a yegg toog ba sa heure dugg jot nga dugg mais instant bi boo fekkee da ngaa génn 8 heures moom si yoon bi ngay fanaan. muy bus Dakar Dem Dikk Tata King Long Njaga Njaay wala car rapide boo ci mënti jël rek njëkkante lay doon. damaa xawoon naaje tey maa ngi nii damaa war a jaayi ndekki Dakar maa ngi jógee ba Zac Mbao ñëw fii taxaw ci arab boobu léegi mun maa fexe ba am oto xale yi góor yi oto bu ñëw ñu njëkkante ko maa ngi nii damaa yàkkamti kay wax dëgg yàlla lii war nañu cee dimbali tëli bi dafa xat xool jógee fa Zac Mbao 7 heures ba léegi nga taxaw ci tëli bi amoo oto
xale góor di njëkkante oto yi yow da ngay taxaw wax dëgg neex yàlla mu ngi nii ma demee du ma fekk sama client yi ma waroon jaay yëpp naa fekk ñu dem. oto yi ñëwee nii da ngay njëkkante ba bëgg a dee mën nga si buuxante sax ba am si blessure te yooyu moom ay njëkkante oto jaru ko waaw wala ñu mën a yokkal oto yi de. jamono ji jóge ci banlieue bi juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti waxtu doon na lu jafe lool ci askan boo fay yeewoo ndax ñëpp rek dañuy dajaloo ci route nationale bi mu doon lu metti trop ci askan boo fay bàyyeekoo ngir dugg biir Ndakaaru. midi moo jot ba tegal fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne. kon aywa baa ko boobee xibaaru biti réew yi la yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM. fay naa la soxna Kumba Ba xibaaru bitim réew kon dañu koy doore ci réewum Guinée Bissau mu mel ni que nag jamono ji ab incertitude moo fa am gannaaw ba ñu rek tabee ki di premier ministre ba. kon dara leerul Faustinho Imbali lay wuyoo moom la ñu tabb premier ministre bu yees niñ ko tabbee décret présidentiel la ñu investir ko ci talaata démb kon tabb gi ñu ko tabb nag mu ngi am ci jamono ji nga xam ni bras de fer bu metti di xëccoo diggante président ba fa di Vaz ak premier ministre bii di Aristide Gomes ba tey mu ngi wéy altine kon ci guddi sa président di njiital réew ma moom José Mario Vaz moom moo xamle daal annonce la def ne limogé na gouvernement maanaam wàccee na leen dafa jàpp ni daal crise bu metti moom moo am ci wàllu politique foofu ba tax nag mu indi ay gàllankoor ci liggéey yu ci mel ni yu institution de la république ba waaye décret bi nga xam ne moom la tabbee premier ministre bu yees bi gën na yokk coow daal fekkoon na ay tension yu metti am ci réew ma ñeel lii di processus électoral ba. ca Éthiopie ak seen élection yi ñu nar a amal 2020 kon parlement ba ma ngay dalal xelu askan bi. élection générale yu Éthiopie kon dina am loolu la ñu wax ci atum 2020 kon dalal nañ xel yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon di sekk waxtaan ñeel bi les élection ndax ay jamono ji ay violence yu metti di jàppante moom moo am foofee ca réew ma waaye imperturbable lañu wax maanaam yi les élection dara du ko tee am loolu nag la ki nga xam ne moom mooy Chafo xamle moom nag moom mooy président bu parlement bu Éthiopie ci jamono ji nga xam ne doon na dalal ci biir bureau délégation bi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ca Union européenne moom daal jàpp na ni lépp loo xamante ni bi ñeel na yile élection jaar ci yoon ñoom dinañ ko def ba kenn du ko mën di dàq. ca Cameroun bari nañu fa ñàkk seen bakkan gannaaw ba fa suuf màbbee. gan gaa neew kon ñeent fukk ak ñaar ci ay doomu aadama ci ab glissement de terrain foofee ca Bafoussam ci bët Saloum bu réew Cameroun jëye ja nag mu ngi am guddik altine jàpp talaata opération ñeel wàllu secours maanaam dem wàllu askan wi nga xam ni ba tey ñu ngi fa ñoom ñu ngi koy wëyal am na ci ñoo xam ne ba tey kenn gisu leen bu ñu sukkandikoo ci ñu bëri ñoo xam ne fekk nañ leen fa seeni ay témoignage nee nañ daal li nga xam ne moom mooy suuf si moom moo daal di màbb boori 10 heures si guddi la am gannaaw explosion bu am ak ay secousses ci ginnaaw ga nag la écoulement boobu daal di am suuf si daal di jóoru kon ci kaw askan wu bëri ñu toll ci ñeent fukk ak ñaar kon joor waa jamono ji am na fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ba tey njort nañ ñu ngi ci suuf waaye kenn mënagu leen a gis kon tey fii la ñuy taxaw ci Cameroun ci xibaar yi ñeel wàllu biti réew. jaajëf ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. xibaaru tàggat yaram yaa ngi ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Dior Mbodj ak bépp auditeur bu rajo King FM. fay nañ la Papa Madiakhate Sarr tàggat yaram dañ koy doore ak préliminaire Coupe CAF kon tey Sénégal génération foot mi ko teewal dina daje ak équipe bu Bénin. équipe bu Bénin bi di SAEFC di équipe bi nekk école supérieure d'administration bu nekk foofee ca réewum Bénin jongante bi tey jii lay doon ca Thiès. diggante académiciens yu den yeeg étudiants yu SAEFC yi ca Lat Dior lay doon bu juróom-benni waxtu ci ngoon jotee ginnaaw nag ñoom waa génération foot bañ leen yóbboo ci Coupe CAF ginnaaw ba leen Zamalek éliminé ci Ligue des champions nee nañu la ñu defoon seen digg ak Zamalek ba tax ñu ñàkk bugguñu koo defaat ci gile jongante ñu teewlu ki leen di tàggat di Jibi Fall. dañuy jàpp ni équipe bu mag la ndax équipe bu qualifié Ligue des champions rek préliminaire génn premier tour bay dugg deuxième tour kooku équipe bu ndaw kon ñun dañuy jàpp mooy équipe bu mag la ñuy dajeel maanaam état d'esprit ba ñu amoon ba ñuy dajee ak Oilers bu Libéria état d'esprit ba ñu amoon ba ñuy dajee ak Zamalek Égypte état d'esprit boobu
bu ko raw sax mën naa wax ni moom la ñu am parce que tamit wax ji mooy benn match moo ci des benn qualification te bëgg nañ qualification boobu incha allah ñu am ko kon je pense que état d'esprit bi moo raw sax ñaari état d'esprit yi nga xam ne moom la ñu am. équipe bi déjà amoon nañ ci ay éléments parce que ba démb rek ci heure bi def nañ séance vidéo ak joueurs yi lu jëm ci wàllu adversaire bi nan lay fubalee nan lay défendre ak nan lay taxawee ñu def ko waxtaan ak joueurs yi pour ñu mën a am ñoom it benn idée bu ñu duggee sax bi aussi def nañ analyse donc éléments yooyu yëpp la ñuy jël maintenant mu permettre ñu mën a xam ñun aussi nan la ñuy fexe ba nax adversaire bi pour mën koo gagner lu jëm aussi ci match boobu parce que ci match boobu la ñu jugee pour mën a jëm ci match bi parce que niñ ci jugee mooy dañuy xool lan lañ ci def lu baax ak lan lañ ci def lu bon ak lan moo ñu indil ay jafe-jafe ci match boobu parce que dañuy indil jafe-jafe mooy bii ba ñu jël parce que aussi football léegi dafa toll foofu parce que qualification sa domicile nga koy jouer à domicile sa dëkk maanaam da ngay fexe dugal lu bëree bëri waaye nag tamit bañ a jël but parce que soo jëlee but rek mën na indi complication ci match retour bi. soo jëlee but rek mën na indi ay complication ci match retour bi muy kàdduk Djibi Fall di kiy tàggat génération foot matcham ak SAEFC bu Bénin tey jii ci ngoon bu juróom-benn waxtu jotee lay doon ci stade Lat Dior bu Thiès. ñu daal di waxtaanee coupe du monde U17 kon Sénégal mën nañoo yaakaar ni match retour yi mën na cee qualifié. ci prochain tour bi maanaam huitième de finale yi tey jii gaynde yu ndaw yi daañu dajeek équipe U17 bu Pays-Bas muy seen ñaareelu jongante ci poule bi bu juróom-ñetti waxtu ci di jotee lay doon Sénégal nag ginnaaw ba mu daanee États-Unis 4-1 ci jongante bu njëkk bu ñu amee ndam tey jii ci ngoon daañu mën a qualifier ci huitième de finale yi ndax ñooñee ñuy dajal di waa Pays-Bas sax ñoom it daañu def seen kéem kattan ngir bañ a ñàkkaat ndax seen jongante bu njëkk Japon moo leen dóoroon Japon moomu tey mën a qualifier it bu daanee ñi nga xam ne ñooy waa États-Unis jàpp leen ne démb am na ñaari réewu Afrique yu qualifié ba noppi ci huitième de finale coupe du monde U17 yi muy Nigéria ak Angola yi nga xam ne démb la ñu am seen ñaareelu ndam ci compétition bi. ci wàllu basket moom atum 2019 xam nañ góor ak jigéen gi dàq basket. muy roi beek ren bi bu dee ci góor ñi la Pape Moustapha Diop bu AS Douane la bu dee ci jigéen ñi Kouna Ndaw bu ASC Ville de Dakar la Pape Moustapha Diop moom nag daaw moo ko nekkoon ki nga xam ne mooy buuruk saison basket bi ren it moo ko doon mu doon ab doublé final championnat ci góor ñi bii weesu sax moo ca nekk MVP maanaam jour ba ca gën a ràññeeku moom moo jiitu Mamadou Lamine Diop ak Samba Dali Fall bu Dakar Université Club Kouna Ndaw moom bii mooy guléet muy gàddu li nga xam ne moom mooy raay ak jour bi gën a ràññeeku ci jigéen ñi ci basketball bu Sénégal moom nag yàggul dara gàddu na championnat ci jigéen ñi ak ASC Ville de Dakar di clubam Ndeye Sène ak Kadija Mayga ñoom ñoo toftalu ci moom Julie Dacosta bu ASFO ci jigéen ñi ak Yoro Bari ci góor ñi nekk ca Duc ñoom la ñu daal di def révélation bu saison bi bu dee nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy entraîneurs yi Moustapha Gaye nekk coach ASC Ville de Dakar ci jigéen ñi ak Mamadou Gueye Pa bi di coach AS Douane ci góor ñi bii mooy ñetteelu yoon ñuy tegale di nekk entraîneur yi gën a xarañ ci saison basketball bu Sénégal Dior Mbodj Serigne Saliou foofu la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Ma Jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. ñu koy tàmbaleek yoonu gàmmu gi. ma nga noonu ni ñu ko defee woon ci màggal gi noonu rek lañ koy daal di defee ci gàmm gi tey nag Serigne Saliou Seck dafa daal di ñëw waxtaane Seydi Hadji Malick ci rubrique yoonu gàmm gi ñu teewlu ko. dal leen ak jàmm ci rubrique bi ñu duppee yoonu gàmm gi. wa madinatan rabbu sama sammaha. tey nag ñuy waxtaane Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu nekk nit koo xamante ni képp ku ko bëgg a xam jàppal ni mooy junlaasuhu wa sahabuhu ahnawka antaw si fiihi wahum bi kulli makaami maanaam El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhum ku ko bëgg a xam xoolal ñamu daan àndal ndax góor la goo xam si jafe naa xam ba àgg ci lool moo tax Serigne Babacar Sy mu mag ma waxoon ni Maodo de jëmmi doomu aadama la yore waaye xolu malaahika la àndal bind ko ne insaanun fii jismihi walakin ruuhuhu malaakiyun loolu
nag doy na sëkk ngir wax ni El Hadji Malick Sy Maodo kenn mënu koo méngaleek doomu aadama kese waaye nag li ko may bokk na ci liggéey bu rëy bi mu defal yàlla sunu borom ba tax mu yëkkati ko ba ca kaw waaye it ngërëm li ko yonent bi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam defal Maam Maodo comme ni ko taalibe yu bëri di woowe nee na benn woote rekk lay woote muy màggal guddik ngën gi mbindéef di Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam bind ko wax ni ala azimu laylan wi daat yi isbatan yaalam yakun naxwal haram hodulu ba noppi yokk ci ni képp ku ñëw màggal si guddik ngën gi mbindéef di nga am aw yiwu bésu gàmmu boobee ki tax mu koy màggal di Seydina Muhammad alayhi wa sallam moom la Seydi Hadji Malick Sy wax ni moo mas a nekk wéttalem ak liggéeyal yàlla boole càkk njàngum alxuraan ak defi salaatu ala nabi yu mësul dakk képp ku baax ku mu nekkal ak tarixa boo bokk nangu nga wax ni Seydi Hadji Malick Sy ku bëri woon xam-xam la ku selloon la waaye ku jege woon yàlla sunu borom ba far sax nekk xaritub yàlla nekk xaritub ngën gi mbindeef bés bi El Hadji Malick Sy Maodo génnee àdduna bépp jullit maase na jooy ko ba noppi seede ne lislaam ñàkk na borom xam-xam ba dem na kaang fori baat dëddu na ba faaw moo tax bindkat bu mag ba di Serigne Aliou Gueye ne woon bés bi Maodo génnee àdduna képp ku sëpp sa xalima ci daa di bind te bindoo ci loolu sa xalima sànku na sa daa naax saay na te li ci gën a yéeme moo di ne El Hadji Malick Sy Maodo dundam ba ni mu génnee àdduna lépp dafa méngoo ak dundug yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam lii mbokk yi lañ leen andiloon tey ci rubrique bi nu duppee yoonu gàmmu gi di leen jox dig daje ëllëg incha allah. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wëyal xibaaru caada yi ci King FM wax ci festival Métisson édition 2019 bay am ca Ndar Géej. loole nag dina door ci alxames yi yemoo fanweeri fan ak benn ren nag dina daal di am orchestre yu bari yoo xam dinañ ci participer ci mel ni orchestre Baobab Cheikh Lo ak yeneen i artistes dañ ciy déglu rek Diadji Gueye nekk coordonnateur festival bi. dafa am particularité parce que dañoo am ouverture ak sunu ay partenaires yoo xam ay partenaires espagnols lañu ba ngeen xoolee ci programme bi ouverture bi daanu am groupe ñi mosoon jaar Métisson yëpp daanu joué waat ci groupe bi parce que 10 ans la yu si mel na Souleymane Faye groupe Rafa ak Obriman ñoom ñëpp daanu joué ci vendredi bi daanu am Cheikh Lo moo xam mosul joué Métisson c'est une grosse pointure aussi de la musique sénégalaise moom tamit indi nañ ko bi yoon pour wane Métisson particularité wu Métisson bon samedi bi daanu am groupe espagnol dañoo am danseuse espagnole buy joué 10 ans ça se fait dañu bëgg def mu nekk 10 ans yu nga xam ne daal day marqué Métisson ñu wax daal que ni ñëpp ñëw ci Métisson bi xool si découvrir Métisson jàppale ñu ak suñu way daw lii ñoom tamit ñu leen si fàttaliku ku si mel ne Maurice ak ñeneen ñoo ñëpp daal pour wane daal ni ren daal Métisson daal dafa am particularité si 10 ans yi nga xam ne daal dañu bëgg mu am impact mu am lu mu signifié pour wane que daal li ñu doon liggéey pendant 10 ans daal ren lañ ko bëgg a wane ci 10 ans yi. mi ngi noonu nekkoon kàddu ya Diadji Gueye nekk coordonnateur festival Métisson bay door ëllëg ca Ndar Géej ñu wax kon ci gëstu bi tey ñuy wax ci musée de la femme bi nga xam si fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin atum 1994 lañ ko daal di taxawaloon tax tamit ñu bëree bëri di dem di ko saytu si Fatou Sow. goxe la nekkoon janoo ak maison des esclaves maanaam kër yéen daan denc jaam yi ca goxe ba ci atum 2014 jamono yi nag ci ndakaaru lañ ko tuxal ca place du souvenir africain et de la diaspora ginnaaw ñaari at yuñ ko tëjee laataa ñu ko toxal musée bi nag ñi ngi ci sargal ñi yëkkati taarixu Sénégal démb ak tey boo duggee ca biir bunt bu mag ba ci premier étage bi dañ fay xamle lépp luy wareefu jigéen ci biir société traditionnelle bi ñu koy jàngale ci ay jumtukaay yi ci mel ni ay takkaay ay nombo ak jumtukaay jigéen yi ci mel ni ay leket am na beneen pàcc itam bu ñu fa jagleel ay jigéen yu ràññeeku ci Sénégal ku ci mel ni Aminata Fall di ab woykatu jazz am na itam beneen bërëb bu ñuy def ay exposition yu ñeel jigéen ñi ñu ko yeesal ci diiru juróom benn weer musée de la femme Henriette Bathily ab bërëbu gëstukaay la ci lépp lu soxal dundiinu jigéenu africaine yi. jaajëf Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamaleek Soxna Menga. moom mi la nag turam dëgg di Soxna Mbeng nekk bindkat sénégalaise yàgg lool fësal li nga xam ne moom moo di ay téere lu ci mel ni wàllug littérature wala sax tradition ba ci sax li nga xam ne moo di modernisme may mun a ñi ngi moo ñu xamleek moom.
Soxna Benga wala sax Soxna Meng bokk ci jigéenu bindkat yi gën a siiw ci Sénégal mu juddu bésub 12 décembre 1967 Soxna doom la ci Ibrahima Meng doonoon journaliste écrivain dramaturge écrivain juriste bile jot naa jaar ci ay école yu mel ni Sainte Bernadette ak maison d'éducation Mariama Ba gannaaw loolu atum 1990 jàpp 91 jot na am licence ak maîtrise ci wàllum droit des affaires ci université bu Ndakaaru am na itam benn DES des droits des activités maritimes ca université de Bretagne Soxna Benga jot naa bind lu toll ci 24 ouvrages yëpp neex te am solo ba tax mu gañe ci ay raaya yu bëri ak distinction littéraire nationale et internationale lu ci mel ni Grand Prix du président de la République pour les lettres ak roman boobu mu duppee La Balade du Sabador ci atum 2000 ci bile roman mi ngi ci aborder infidélité maanaam góor ñi am jabar di ci teg coro ak ñenn métital yi ñuy def jigéen ñi écrivaine juriste éditrice scénariste Soxna Benga bàyyi na empreinte ci monde littéraire sénégalaise ndax ci ay œuvre am day fësal lépp li am ci sunu société. may mun a ñi nga ndóor Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar tey ñuy dalal Alpha Malankouruma. moom mi la nag ab bindkat la daanaka dafa fësal téere boo xamante ni si ab audio la maanaam da koo def rek ci clé USB ak lu ni mel da mi ngi ko duppee nag chronique du pèlerin wax na ci ay projet mag li nga xam ne yëpp bëgg na ko ci wàllu wi muy yëngu waxtaan wi Pama Jaxate Sarr la ko séqal. Alpha Malankouruma maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Pape Sarr. tey jii yaay sunu gan ci Midi Culture lu yàggul dara nga génnee ab téere duppee ko les chroniques du pèlerin waaye mu doon ab livre format audio maanaam loo xam ne dañu koy dégg ndax mën nga dikkaat ak ñun ci googule téere lan moo la ci inspiré ak lan moo tax nga tànn def ko ci format audio. les chroniques du pèlerin dafa nekk benn téere boo xamante ni day wax ci benn góor boo xamante ni dafay wër yàlla dafay aji nag waaye aji bi nekkul comme kuy dem màkk aji boo xamante ni day dem ci lan mooy dëggi boppam maanaam mi ngi wër boppam pour xam moom mooy kan si jaar-jaar boobu nag dina si jëflante ak ay walu yàlla dina si jàng ay mbir maanaam dafa nekk comme ab tukki boo xamante ni bépp nit bu ñëw si àdduna dina ko def ndaxte ñun ñëpp kenn fi des kon ñun ñëpp dafa mel ni ñuy aji nañ kon tôt ou tard il faut que voyage bi jeex lu ñu inspiré livre boobu nag mooy maa ngi koy wax souvent mooy musique mooy maanaam phonétique mooy bu mu ko déggee inspiration bi may jox la tëral rek mu ne xaama bind ko mu nekk nag peut-être livre audio loo xamante ni sénégalais yi tàmbaguñ ko waaye lu tax livre audio ndax dañu seetlu si jamono bi lire dafa gën a metti nit ñi pour ñu jël livre ñu lire ko ba mu jeex lu metti la donc ñu ne ñun dinañ ko def si benn forme boo xamante ni ñëpp dinañ ci mun jot loo xamante ni da ngay toog teg sa écouteur rek wala taal sa portable déglu ko. ndax mën nañu xam ban diir nga toog daal di bind téere bii nii ak bi mu génnee ak léegi retour yi nga xam ne am nga ko ci. livre bi nekkul woon sax lu ma prévoir woon bind inspiration bi daf ma ñëw rek jàpp ma tëju benn 10 jours ma bind ko lépp pare léegi nag depuis bi ñu ko bindee macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax ay retour yu positif rek nañ ci am ba maa ngi wax sax ba yoon kenn mu ne ko il faut nga ñëw critiquer ma ci nag tuuti ndaxte depuis début bi amuñu sax kenn ku ñu ne lii wala lii depuis début bi daal macha allah ku ñu gis rek affaire bi daf koy neex peut-être tamit li tax loolu li waral loolu mooy format bi parce que dëgg-dëgg wax moo gën a yomb tuuti format physique donte nag bu ñu fàtte ni balaa muy nekk lu ñu wax dafa nekk lu ñu bind donc esthétique littéraire bi ak lépp lu ci war il faut mu am boo ko waxee mu neex affaire na jax donc ñaar yi daal ñuy ànd waaye sant yàlla. ginnaaw bi nga ko génnee ci format audio ndax fas yéene nga ko it daal di génnee ci format livre papier ak yan perspective it nga daal di am. livre bi ñu def audio ni ñu def ko physique itam ndaxte xam nañ ni génération bu njëkk bi ñoom amaana physique bi moom nañu gën a amal relation waaye nag bëgg nañ def itam yeneen livre audio gën a sax si loolu si livre audio yi am nañ beneen thème sax bu ñu tàmbalee développé bu tudd l'urgence d'écrire maanaam nécessité bi nga xamante ni bind am na ko si place société bi ñi ngi daal fas yéene def yeneen jéego te même si wàllum livre bi paregum am na yeneen activité yuñ ci nar a mëne dinañ si tax def benn spectacle incha allah son et lumière pour que nit ñi mën a gën a comprendre livre mun ci gën a jot na ay vidéo itam yoo xam ne depuis boobu mi ngi daw am na yu bees yu nar a ñëw incha allah waaye daal xam nañ ni fi ñu ko mën a pousse bëri na ndaxte concept bi bees na ba tax liñ ci mën a créer dérivé yi mën a am si benn produit bi bëri na daal. Alpha Malankouruma maa ngi lay jaajëfal. ñu ngi lay jaajëfal Pape Sarr di kontaan trop ci seen invitation bi di féliciter ci seen liggéey bu rafet boobu jërëjëf. ma fàttali tey yaa nekkoon sunu gan ci Midi Culture nga doon ab bindkat génne ab téere duppeeko les chroniques du pèlerin.
jaajëf Pama Jaxate Sarr Midi Culture ñu dikk ak yéen ci li ci yéene kaay ak Serigne Saliou Seck. réew Afrique yi daal seeni politique yàgg na fi yan wu neex yi buñ jotee kër gu neex gi wàcce lekk ñoom ak seeni ñooñ yan wu diis moom seeni noon ku ci wax lu leen neexul ñu teg la ci yoon loolu nag di tekki ni réew yi Afrique yi ak seeni politique li neex buur rekk ngay wax di ko jëfe lu ko mooy buur wan la ne mooy buur di bumi La Tribune ne dëgg la ubbil journal bi yéene kaay bi dee média bi ne lu ni mel li koy dëggal moo di coowul ñetteelu mandat bi Sori Kaba da caa wax lu nguur gi bëggut a dégg ñu dàq ko Moustapha Diakhaté wax lu neexul nguur gi moom it yat wi dal ci kawam Vox Populi ne am na keneen ku ci wax waaye kenn dàqagu ko di Seydina Fall Bougazeli ci biir journal bi député bi Guédiawaye bi ne élection présidentielle yu atum 2024 yi jarul coow jarul tëbaka dal ndax président Macky Sall candidat la cay doon te yoon moo ko koy may Bougazeli yokku ca ne ñaari mandat yi président Macky Sall doon wax bu 5 ans bi mu nekk la ak beneen 5 ans bële di ñëw El Hadji Malick Gueye bu Latmeng mel ni kuy dëggal waxi Bougazeli yi dem sax ba naan président Macky Sall bés bu sampee ndëndëm ci élection présidentielle yu 2024 mbindeef mënu koo daaneel ndax candidature am ba dina jàll Le Quotidien li jaaxal ñépp kay moo di ne li tax Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté wax ci ñetteelu mandat bi ñu dàq leen te Seydina Fall Bougazeli kenn déggagul lu nu ko wax maître Djibril War ci source aané Moustapha Diakhaté moom président Macky Sall da koo yeex a dàq ubbil yéenekaay bi ci biir journal bi maître Djibril War ne président Macky Sall façon ndombal tànk lu nekk takkal na ko Moustapha Diakhaté ba ci def ko président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar te nag mësu koo mérito ndax ñoom xam nañ li xew maître Djibril War ba tey ci biir source aané mësul gëm te du mas a gëm ne ñetteelu mandat yitteel na président Macky Sall ba tax mu cay dàq kenn La Tribune ne kay am na ndax nag président Macky Sall est-ce que nekkul ni dafa teel a wax ba tax muy bañ gaayam di wax ci ñetteelu mandat bi te it bés bu fi waxee leneen lu dul ci ñaari mandat la yem dina def waxeet boroom maa waxoon waxee di président Abdoulaye Wade parti bi muy jiite dara doxatu fa ubbi Les Échos journal bi ne PDS di parti démocratique sénégalais Karim Meïssa Wade moo ko bloqué totalement ba tax dara dematul dara dikkatu fa dem bekk dikk ba ca port bu Ndakaaru war nañ koo xoolaat ubbi L'Observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne ñeen fukk ak ñetti plaquettes yi yamba bi ñuy woowee cocaïne lanu jàppe ca port bu Ndakaaru te loolu nag buñ ko xaymaa ci xaalis toll na ci ñetti milliards ci kopparu CFA oto bi nu jàppe Sinébar Socé réewum Belgique la bàyyee ko doon utali réewum Gambie L'Observateur ne moo tax douane bi leen teg loxo lëkkaloo nag kilifay port bu Ndakaaru ak waa OCRTIS ngir mbir mi leer Le Soleil ne lu ci mën di am daal douane bi waneti nañ seen bopp ci ni ñuy xeexe drogue bi ñuy dugal ci réewum Sénégal Libération ak L'As ne douane drogue bi nu teg loxo démb ca port bu Ndakaaru cocaïne la toll ci ñeen fukk ak ñetti plaquettes xayma koppar yi di ñetti milliards ci xaalisu CFA convention ñaari milliards ci xaalisu CFA wala lu ko ëpp kenn dootu ko signé ku dul borom réew mi ubbi Libération journal bi ne président Macky Sall artu na ay ministre am ak i directeur généraux ma ba ci ministre des finances ne leen képp ku fi signé tib convention bu ëpp ñaari milliards ak lu mu man di doon dina leen dàq ndax kenn la signé loowul ñi nu signé loon contrat te mujjee leen a dàq ñoo nekk ci L'Observateur journalu Futur Média bi ne Siselec di société bi doon defar batterie LSNC tëj na ba tax téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari employé fa nekkoon dem nañ chômage Cheikh Ndiaye Sikar dem na kaso enquête yéene kaay ne Cheikh Ndiaye Sikar mooy kenn ci ñi jege woon Aïda Diallo te doon yëkkati kàddu yu ñàkk teggin di ko teg ci kaw Serigne Mountakha Mbacké gendarmerie moo ko fekk Medinatul Salaam aljuma bi nu weesu ba teg ko loxo démb ci talaata ji lañ ko dóor mandat dépôt ba mu fanaani kaso jaajëf Serigne Saliou Seck kon xibaaruk tàgg mi ñu doon jukkil xibaaruk rek yéenekaay yi fanweeri simili moo toftal ci midi Serigne Saliou Seck wàllu musique la ñuy tàggatoo. mi ngi noonu wàllu musique tey ñuy utali Kaolack Sine Saloum ak waa kër gi kriw ak wala yoo xam si ñu ko àndoon nag Deise ak Jaman bu Express way woowee kon ñu ngi ko duppee destination Sine Saloum ñu teewlu. mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj. jaajëfal naa la Serigne Saliou Seck jaajëfal mboolem ku ñu doon bàyyi xel ci 99.4 ak ci 3W King FM .sn. canta ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kaderlo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera lu mooy loloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.